Internaute Thiès Info ginnaaw bi ñu leen nuyuwaatee di leen ziar di rafetlu bu baax a baax ànd gi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk ci li nga xam ne mooy doxal site bi ci wàllu contenu ak ay émission ñu ngi leen di nuyu am mbégte nag bu baax a baax tey fas yéene sekk waxtaan ak suñu naataango Fall Damel ñu bari miin ko ci kër gi macha allah muy def ay émissions yu am solo tey ñu fas yéene waxtaane lépp lu soxal métier mi nga xam ne ci lay yëngu rawatina nag artistes yi nga xam ne ñoom lay faral di dalal ak kàddu yi ci rot et tout ça dinañ ko analyser ba suñu mbokk internet yi foo leen mën a ne ci àdduna rek ngeen comprendre xam ne Fall Damel élément la Fall Damel vraiment macha allah koo xam ne la dafa ñëw pour def ci liggéey bu am solo ci biir Thiès Info bala ñuy sori dañ koy bàyyi rek mu nuyoo ak suñu mbokk internet yi bu ko defee ñu dugg ci waxtaan wi. macha allah Malick kontaan nañu ci yow bu baax a baax a baax dañuy sant yàlla julli ci yonante bi yaa rasulaay sallallahu alayhi wa sallam sant waaye itam gërëm bu baax a baax suñu ñaari waajur ndax wax dëgg yàlla ku man wala ku àgg fenn fi dañuy jàpp ni say waajur ñoo tax kon donc ñu ngi leen di sant ak gërëm di leen ñaanal nag fa nga xamante ni foofu lañ tëdd ñoom ñaari ñëpp yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi dara tawul xare leen ci àjjana ya gën a kawe di nuyu ami internet Thiès Info yu ñuy teewlu ñëpp ndax lépp lu nu man wala fu nu toll ñooma sant gërëm suñu wasila béggee suñuy mbokki taalibe yi béggee képp koo xam ne yaa ngi ñuy teewlu nuyu la nuyu sa cameraman également Jabel. macha allah Fall Damel ci présentation bu yànj boobu am solo loolu te xam naa ni suñu mbokk internet yi bu nu sooboo ci waxtaan wi rek dinañ gën a découvrir Fall Damel ndax sekk ak yow waxtaan vraiment fierté lay doon de xam naa tey moom gësam lañ koy tuddee wala yël bu je ne sais pas mais daal dina nekk émission bu ala daw me Fall Damel ñu gis ni souvent booy def ay émission ci site bi di Thiès Info moo xam sujet yi yoo mën a jël ak rubrique yi ngay utiliser ñaare bu éléments yi dawee rek commentaire yi day bari ñenn ñi sax dañuy wax naan ci seeni commentaire Fall Damel fumiste la saytaane na day ruube bi ci des mooy day jaxase artistes yi nga xam ne ñoom sekk nañ seen showbiz looy wax ci loolu. waaw xam nga nit ki moom boo nekkee ci dara di ci yëngatu ba ay nit di ci wax loolu sant yàlla la avant tout d'abord ñoom ñi bind di commentaire di wax loolu avant tout d'abord dama leen di jaajëfal am ci moom mbégte ak contentement avant tout d'abord di leen kontaane yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi jël donte seconde sax ngeen bind ak lu ngeen mën a bind nag ak lu mu mën di doon kontaan naa ci bind bi ngeen di bind. certes am na ñoo xam ne ñu ngi apprécier comme ni nga ko waxee waaye am na ñoo xamante ni tamit lu safaanoo la ñuy bind saytaane bi fumiste bi yàqkat bi façon tur bu ne tous les noms d'oiseaux comme ni ko nit ñi waxee. waaw c'est juste xam nga rek dama jàpp ni nit ki boo nekkee ci mbir di ci liggéey da nga war a xam li ngay liggéey lan la Fall Damel animateur la. comprendre nga donc un animateur da nga war a def de telle sorte que li ngay yëngatu li ngay animé mu animé wu parce que artiste bi ak ñun li ñu lié mooy dafa am benn cordon boo xamante ni moo ñu boole muy buzz ñun les animateurs ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy artistes yi ak ku mu mën di doon moo xam woykat wala artiste comédien comme ni ma demee jëli Baye Fall Cheikh Seck keneen ak keneen ñoom ci seen jëmmi bopp dañuy am lu ñuy dégg ci ñoom ñu koy wax. léegi loolu noonu askan bi war cee jëriñu war cee xam mais su ma ñëwoon rek ni salaamaaleykum maaleykum salaam Baye Fall ça va noo def cool mu wax ma ni waaw mu wax ma ni waaw est-ce que kon tey jii affaire bi dina agsi fii est-ce que ñii commentaire dinañ commentaire c'est juste dañuy ñun question yooyu noonu c'est pas parce que ñun dañoo soxor wala dañoo saytaane wala dañoo fumiste mais dañoo ñëw pour xamal askan bi loo xamante ni xamuñu ko ci nit ki te nit ki pour mu wax faaw nga am foo toll ak moom faaw nga pousser ko percer ko am noo waxee ak moom xaw a yokk cere dolli ñeex ba mu wax ko tuuti ci kàddu yi ba mu yëkkati ay kàddu yi nga xamante ni xëy na njortoon nga ni sax yow xamoo ko woon ci moom ami internet xamuñu ko ci woon ci moom léegi na ñu xam ko yàlla def saafara problème yi saafarawu. d'accord Fall mu mel ni kon yokku cere dolli ñeex bokk na ci xeetu gësëm yi nga xam ni ak technicité yi da nga koy utiliser lan moo waral style boobu. waaw xam quoi nga choisir style. voilà xam nga d'habitude course bu amee ñëpp jóg di daw yaa ngi dégg nga gis mbooloo mu bari aw ci benn yoon dankaloo. yaa ngi dégg mu leeral ne tey jii am na beneen chemin boo xamante ni boo ko jëlee mën nga leen gën a gaaw wala mën nga leen njëkk a yegg noonu rek la c'est-à-dire nit ki métier mi nekk na métier boo xamante ni dafa yaatu
métier animateur nekk un animateur un présentateur ainsi de suite dafa nekk métier boo xam dafa yaatu kon boo dikkee da nga war a indi sa style bopp comprendre nga c'est-à-dire waroo complexe qui que ce soit boo xësee ba tee micro bii ba nuyoo nit ki ngay waxal jàppal ni nit la koo xamante ni li nga bëgg dégg internet yi bëgg koo dégg mi ngi ci moom li la koy may nag mooy doo xalaat ni su ma waxee nangam nit ñi ni lii wala laa parce que animateur nga da ngaa war a animer da ngaa war a def de telle sorte que boo jógee ñu ni ay waa ji émission bi boo jógee ñu ni waaw kii li mu wax ëpp na de boo jógee ñu ni nangam boo jógee ñu ni nangam c'est parce que li la koy may nag mooy boo xësee ba toog ak ki nga invité nga xam li tax yow ñu bàyyi ñëpp choisir nga bàyyi métier yëpp choisir nekk un animateur da nga war a animer li tax nga bàyyi fi ñëpp choisir ki nga invité da nga war a fexe ba ki nga invité wax ba wax xëy na sax loo xamante ni bugg ko woon loolu mooy suñu rôle ñun c'est-à-dire di pousser nit ñi di leen percer ci ñu wax loo xamante ni bu ñu génnee les journaux dañ ciy mën a bind nit ñi wax ci bës bi jóg ki nga invité woon sax de retour day kontaan ci yow mais nekkul ñi dañoo soxor wala dañoo bëgg a yàq wala dañoo bëgg a lii wala balaa mais dama jàpp ni yoon la boo xamante ni vraiment depuis ma commencé ko def parce que dama doon ñëw au début comme yéen ñeneen ñi su ma ñëwee li la neex laa lay wax soo waxee ma ni waaw du ma la contre du ma la poser yenn question yi ndax dama naan yii su ma ko poser question kii artiste bu mag la de su ma ko poser question mu wàññi ma am complexe non complexe boobu nag lañ dindi raxas ko ba mu set teg ko fële te xam ni pour nga animer il faut nga dàq tout ce qui est stress lépp lu stress da nga ko war a dindi complexe yeeg yu ni mel yooyu ñooy tax peut-être boo tiimee nit ki pour poser ko question doo am fitu wax ko li nga ko bëgg a wax yëpp mais da ngay jàpp ni da nga toog ak un artiste. nga am benn moralité. am benn moralité jàkkaarloo di wax nga mën ko poser question. c'est ça parce que Cheikh Seck wala Serigne Ngagne wala Baye Fall ainsi de suite mat nañ ma papa. comprendre nga su fekkee cër jox naa leen ko ba mu doy en vraie vie sama diggante ak ñoom ku ci nekk ci artistes yi may dalal ay xarit lañu ñoom ñëpp ku ma ciy waxtaanal bu ma yorul micro damay sëgg ndax kersa gu bari sama diggante ak ñoom mais micro soo ko xësee ba tee laa micro nga tee ci liggéey bi nga nekk benn personnage la mbubb la mu faal dammeel di sol moo xamante ni daf koy sol pour gësam comme ni nga ko waxee yëngal artiste bi pour mu wax li nga xamante ni moom moo nekk ci moom en fait askan bi jariñu ci. révélation muy lu am solo ci technicité animateur mais Fall bu ñu la dégloo sànq ci sa biir kàddu xaw nga broché wu tuuti wax ci rôle animateur mu mel ni xëy na comprendre nga sens bi ñu bëgg a jëm question la ci biir question yi dinañ ci ñëw mais souvent dañuy gis ci vidéo yi ci suuf également gars yi dañuy bind journaliste bi saytaane la journaliste bi day jaxase journaliste bi moom dafa ëppal journaliste bi maîtriser wul ay question nga leeral tuuti suñu mbokk internet yi ndax journaliste nga wala animateur. waaw loolu moom dañ ciy sawar a tontu parce que suñu ndorteel ni ñu dooree ak li ñu dugal ci métier mi su fekkente ne ay journaliste lañ duñ jaar ci yoon boobu yaa ngi dégg ndax avant tout d'abord affaire bi daf ñu neex bi ñu neexee ñu nekk di fowantu à travers WhatsApp bi à travers Facebook di defantu ay revue de presse di waxantu ñu naan ñu da nga neex voix des fois bu ñu toogee suñ kër wala man ak samay xarit ñuy waxtaan ñoom Ousmane Kay ootu Fallou Ndaw may wax ñu naan ma yow looy mel ni journaliste noppil waaye yow mu kenn mënut a fexe ba convaincre la comprendre nga yooyu permettre ñu pousser ñu dugg ci métier mi pour mu leer nit ñi dañuy jaawale comme ni nga waxee journaliste ak animateur man mën nañ ma wax présentateur mën nañ ma wax quelqu'un koo xamante ni day reporter parce que damay reporter làmb yaa ngi dégg mën nañ ma wax également un animateur mais je suis pas journaliste de formation comme ni Roqee Ndiaye demee def formation ba am licence am nangam ak nangam taxaw di def ligue métier journalisme yow itam noonu kama mooy aram du moins noonu yéen da ngeen a demoon ca école ya jàngi ko ñu jàngal leen former leen jox leen ay diplôme ñu leen ay journaliste ngeen yéen amoo leen droit di def journal di reetaan di xàqataay. te loolu baax na ci rôle animateur. loolu amoo leen droit def ko man bu ma neexee ma def ak yow émission yuuxu xàqataay comprendre nga man yéen amoo leen droit di def journal wala leneen am di déraper bañ a tegu ci fil conduite bi nga xam moom lañ leen teg
man su ma neexee ma xëccit Bawal yóbbu Siin indi Jaxaaw Siin indi teg indi histoire fàttaliku démb fecc mbeexeexal mbeexeexal muy terme yu am solo xam naa du ñàkk sax am na terme bu gën a am solo gën a am mbeexeexal dinañ ci ñëw ñu bañ a anticiper ñu wax tuuti Fall Damel nag ci actualité bi ndax ku xam Fall Damel ci Thiès Info xam ko ci revue de presse gars yi dañuy yeewu 7 heures du matin ñenn ñi dañuy naan café rek toog di la xaar macha allah bu ñu ñëwee nga jaar fa nga daan jaar ci yéenekaay yi yeggale leen mbir yi ñu mën a xam fi actualité nationale toll li xew ci réew mi entre autres ñu gis fan yi passé kuréel gi nga xam ni dafay saytu lépp luy régulariser lu jëm ci métier audiovisuel moo xam télé la rajo la presse écrite presse en ligne d'une manière générale muy CNRA jël ab dogal jàpp ni Ahmed Aïdara di sa naataango di sa référence mën nañ ko wax ndax moo leen jiitu ci métier mi vraiment muy koo xam ni moom itam buy defi revue de presse bu nu sukkandikoo ci CNRA nee nañu day mel ni day wane ay position partisane maanaam di wane far beneen côté bi nga xam ni mooy côté bi mu farewul muy xëpp suuf ci seen cere muy lu xaw a doy waar ban jàngat nga ci am. macha allah di kontaan ci question bi nekk question bu am solo vraiment question boo xamante ni comme ni nga ko waxee question d'actualité la képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci wàllu woowu war nga yëkkati ay kàddu wax ci ndax Ahmed Aïdara nekk na koo xamante ni ñun ñi yëkkati ay kàddu naan yëglekaay bi ne ku ci nekk ci ñun ameel nga Ahmed Aïdara njukkal boo xamante ni boo ko doon natt di jël li nekk ci ay peppi suuf ci àdduna def ko wurus du tax nga dab ko ndax bokk na ci li tax nga bëgg parce que man au début du commencement comme ni ma la ko waxee ci moom ak Mamadou Mouhamed Ndiaye bu RFM revue de presse ñoom ñaar ci ñoom laa doon jéem a toppandoo bismillah di leen toppandoo waaw jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi ñuy déglu di ñu teewlu ñu ngi leen di bëgg waaye itam di leen ziar c'est-à-dire bu ma doon wax damay mel ni comme ñoom la comprendre nga yëglekaay bi ne léegi ñooñu noonu nga xamante ni nag yàlla def na ni bokk nañ ci ñi ma poussé ci ñi ma bëmax ngir may def métier bi kon ñooñu ameel naa leen njukkal ndax au début du commencement ñoom laa doon toppandoo waaw ndax koo gis mu dugg ci mbir am na ku mu roy ba def lu ni mel am na référence su fekkee côté publicité di jëbub su la mais côté revue de presse sincèrement parler bu ma la waxee dëgg rek te yàlla tax Ahmed Aïdara la ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ñoom laa doon toppandoo ba far may avancer ba samay nit yi bopp ñoom Ousmane Ka ñoom Fall Ndaw sama xariti bopp yi ba ci suma directeur Sey Latir ma koy nuyu de passage moom ci jëmi boppam ni mag nag Fall am nga talent bi am nga gëm-gëm bi mën nga ko jëlal sa yoonu bopp choisiral sa ton wu bopp choisiral sa airu bopp di ko defee sa tonalité bopp say moowu bopp sa baati bopp di ko defee ba tey ji mën naa ni yàlla mu ñuy dimbali ba saa suñu xëyee di ko def day mel ni dañuy bëgg loolu benn kii la woon rek bu ñu ubbi woon waaw pour sant gërëm Ahmed Aïdara vraiment ñu ngi koy delloo njukkal tey lépp lu ko naqari dañuy taxaw mu naqariñu lépp lu mu dugg itam dañ ko ciy jàppale waaye nag su fekkee dafa am loo xamante ni métier bi da koy tere ndax informer la ñuy wax éduquer juste et vrai waaw juste et vrai da ngay waaw di sensibiliser di éduquer ak informer information yi war a nekk loo xam lu juste la vrai ak foo mën a bokk moo xam ngay APR moo xam ngay yeewi moo xam ngay murit moo xam ngay tiijaan di xaadir dans les normes su fekkente ni ñoom dañ ni sa appartenance maanaam fi nga bokk wurul feeñ à travers tes revues de presse parce que mooy comme ni ma la ko waxee rek da ngay ay message ngay jàllale lantinoor lañu ñun dañuy lantinoor nag warut a téye diw waaye warut a fàtt diw it maanaam dafa war a xelli daanaa nag nii gars yi waaw dafa war di xelli diw yi lii diig mu koy téye comme ni nga ko waxee warut a ëpp warut a néew information bi bu fekkente ni waa CNRA comme ni nga ko waxee noonu loolu lañ koy toppee parce que nag xaw ma à 100% mais su fekkente ni loolu lañ koy toppee sincèrement parler man su doon sama sago te it su doon mën a damay jéem a tënku ci loi ak règlement yi li ñu wax
parce que yàlla dimbali na ko am na ci lu ne dem na ba nekk maire kon te wax dëgg yàlla bu ko nit ñu bari xamee banaa Ahmed Aïdara tey ji mën na nii revue de presse yu muy def moom moo tax kon donc bu fekkente ni loolu nekk na mbir moo xamante ni xëy na mu dëpp wut ak li nit ñi bëgg la wala li waa CNRA bëgg ndax ñu on est là dañ ay loi ak ay règlement moo ñu borné nous ne sommes pas libres waaw nous ne sommes pas libres waaw nekk animateur di revue de presse. voilà dans les normes bu toogee di wax rek li nga xam ne moom la journaliste bi bind. nam ko bindee noonu la ko war a leerale askan wi. ñun on n'est pas libre te dañuy wax l'observateur nee maa ngi jégalu ci publicité bi Thiès Info yëglekaay nee le Thiès Info yëglekaay waxal loolu dem. mi ngi doon bu ci yokk bu ci wàññi. bu ci yokk bu ci wàññi Fall Damel kon foofu boo fa taxawee rek dafay mel ni bëgg nañ aussi ci nu mbokk internet yi ñuy seetaan nga wax ñu dëgg-dëgg lan moo war a ne taxawaayu animateur. voilà un animateur day wuyoo turam gis nga jëmm joo gis muy dem tey jii boo doon dem ma ne doyen Malick su ma nee Malick rek Malick yu bari mën nañoo wuyu ma ne Malick Sarr képp ku tudd Malick Sarr di nga wuyu mais su ma nee Malick Sarr Guèye bu dee am na ñeneen ñiy wuyat nu bari de yow lay doon jëmm joo gis day wuyoo turam un animateur la ñu wax da ngay animer kon sa rôle mooy nga animer fexe ba bégloo nit ñi fexe ba xamal nit ñi lu ñu xamuloon fexe ba yee leen fexe ba delloosi leen kon donc loolu mooy rôle animateur bokkul na ak rôle journaliste un journaliste mooy kii wax li ne ci journaux yi teg lii nii la demee lii nii la demee nii la demee wala mu invité un cadre yem ak moom dans les papiers nii la demee tàmbalee foofu yem foofu mais ñun animateurs yi pour muy leer amuñu frontière xaar leen ñu fu ne man ngeen maa gis tey ci café gi suba ngeen gis ma ci marché bi bu ginnaaw suba ngeen gis ma ci théâtre kat yi du damaa wax nii rek ak Baye Fall mu xaw a def bruit bu suba ak jàmm salaam man ngeen maa xaar ak keneen ku gën a doy waar ku gën a yéeme ñun ñu ngi fépp amuñu limite on est des animateurs on est là pour animer donc dañuy animer ba mu neex. macha allah animé ba mu neex bégal askan wi muy lu am solo nekk loo xam ne bokk na ci fonction yi tax nga mën a xam valeur animateur comme ni nga ko décrypté Fall Damel waaye dafa am beneen laaj boo xam ne bëgg nañ koo samp ndax tey jii animateur ak journaliste mën nañ leen a boole ci benn waxande maanaam ci benn waxande maanaam ci benn géew maanaam ndax tey jii métier mi journaliste di def moo war a mën a dëppoo ak métier animateur ndax benn la. waaw ñaari métiers yi du benn. maanaam du benn ñaari métiers yi du benn. ndax nit ki mën nga doon nit. yaa ngi dégg avant da ngay doon nit doon jullit. comme nu ma la ko mën a xaw a leeralee. da ngay doon nit doon jullit. yaa ngi dégg mënoo doon jullit doon leneen waaye mën ngaa doon jullit doon nit. comprendre nga est-ce que bu baax fi may waxee maanaam mën nañ boole ak animateur. yaa ngi dégg ak journaliste yi ci benn lieu ñuy waxtaan mi ngi dépendre ca la ñuy leen waxtaan loo ca thème ba ca lañ leen waxtaan loo mais su fekkee affaire mosoo gis un animateur buy joxe ay xibaar te ñaari journaliste mën nañoo toog kii dem sport kii dem culture kii dem inter ñoom ñaari journaliste lañ mën nañoo bokk jotaay boobu ñu diyoo mais su fekkee comme wàllum tës fait divers loolu vraiment un animateur mën na ñëw pour animer c'est-à-dire ñëwul pour joxe information mais day ñëw pour animer comme par exemple yow nga indi sa thème wala Rokhaya Ndiaye indi thème teg ngeen soxla Fall Damel c'est un animateur son rôle c'est de l'animer léegi nag man bu ma ñëwee bu boobaa damay def le telle sorte que animer pour nit ñi bañ a nelaw comprendre nga animer pour nit ñi xaw a reetaan tuuti animer ba sama tur animateur bi ñu may wax feeñ ci émission bi. voilà c'est ça. Fall ñu gis itam beneen problème boo xam ne daf ngeen koy xaw a jàkkoonteel ci seen métier léeg-léeg da ngeen di bëgg a def ay émission comme par exemple bi nga mujjee def ak Père Cheikh Seck vraiment mu ne artiste bu nu xam ci biir Thiès def lu ne aussi ci culture Sénégal nga am ko ci Baye Fall muy loo xam ni naam benn zone la ñoo bokk dëkk bi xëy na ñoom dinañu xaw a dalal tuuti ñu mel ni yéen ngeen waxtaan ak ñoom ndax moo war ñoo bokk Thiès bokk Sénégal te
te itam bëgg nga génne loo xam ne nit ñi dañ koy xam mais léeg-léeg itam nga am benn artiste boo xam ne Dakar la ne wala mu ne Fatick wala mu nekk supposons Ziguinchor nga bëgg a toog ak moom exemple la quoi mais léeg-léeg ñoom dafay am artistes yoo xam ni souvent dañuy xaw a rasu lan ngay wax artistes yi nga xam ne da ngay bëgg a def ak ñoom émission ñuy bañ et souvent bu ñu paree di la tegal prétexte naan dama signé contrat. loolu moom dafa mel ni da nga maa topp fan yi daa mel ni da nga maa topp fan yi parce que fan yi am na ci ay artistes yoo xamante ni pas mal d'artistes yoo xamante ni woo naa leen pour def ak ñoom émission kàddu gi lan ma yëkkatil dañ ne ma carrément sincèrement parler bëgg naa ñëw Fall Damel vraiment neex nga ma say question baax na ku ne bëgg naa am envie def ak yow émission mais dama ne ci contrat. loolu lañ lay wax contrat moo ma tënk mënu ma def émission certes des fois nag peut-être ñi nga xamante ni ñoom lañ signer contrat ñoom ñoo leen di tere def ay émission yu ni mel mais jàpp naa ni man sama gis-gisu bopp laa yor keneen ku yor sa beneen gis-gis it loolu sa gis-gis la mais man jàpp naa ni ak lu mu mën a demee artiste bi da nga war a bàyyi sa bopp waxuma nga ñàkk fayda wala leneen non bàyyi sa bopp de telle sorte que askan bi nga xamante ni ñoom la ñoo lay seetaan di la bëgg di la tiitaroo di la safoo di xam ci fi nga toll. bari na ay artistes yu fay yoo xamante ni siiwoon nañ fay li tax ñu fay mooy ñàkk a def interview. seen say tas. non waxuma fay kii waaw waxuma fay ay saa waay moo ko dégg. non waaw fay maanaam yu doon briller am buzz ñu naan diw ñu leen di dégg fu ne ñuy toj mën naa la jox ay tur mais du ma ko def yaa ngi dégg bari na tey la plupart ñàkk a def interview daw site internet yi daw micro yi moom moo tax tey ji ñu fay. kenn déggatu leen parce que exemple laa lay jox gis nga émission bi ñu def barki démb ak Baye Fall bu toogoon rek bañ a def émission est-ce que kon bruit bi dina exploser waat est-ce que nit ñi dinañ wax Baye Fall kon loolu baaxul ci yéen artistes yi yéen laay waxal ñun animateurs yi bu ñëwee li tax ñu ñëw pour yéen la ak ñun gagnant-gagne la parce que ñun dañuy ñëw ngir ngeen yëkkati seen i kàddu wax li nga xamante ni moom moo nekk ci yéen askan bi gisaat leen ñi leen namoon déggaat leen xam fu ngeen toll nawaat leen. yaa ngi dégg ñu nit dañuy ñëw ngir jël ci yéen loo xamante ni peut-être askan bi dañ ko soxla te jàpp nañ ni ci ñun ngeen lañ ko mën a amee ñu nekk ay intermédiaire kon bu ñëwee rek waaye ubbil leen ñu porte yi yaatalal leen ñu te xam ni ñun muy yéen artistes yi ku ci nekk da ngaa soxla sa borom. sa morom lii mooy. macha allah ñu gis si naam ci côté showbiz bi souvent dafa xaw a complexe ndax dafay bari vraiment ay dóorante kurfeñ bari ay galgalante mu nekk lu xaw a doy waar lu xaw a complexe moo xam animateur bi leen di dalal moo xam artiste bi way entre autres lan ngay wax artistes yi nga xam ne dañuy wër di yàq der promoteurs yi nga xam ne ñoo leen di accompagner wala sax seen moroomu artistes yi ci xaalis. waaw xam nga affaire bi dafa mel ni léegi dafa tourné wu ndax bu ñëkkoon un artiste wala un animateur da daan génn ni maa ngi sant di gërëm diw ndax defal na ma nangam ak nangam moo tax ma nangam ñu dem ba ci digg bi léegi liñ gis mooy la plupart bu ñu génnee mooy diw de daf maa yoreel xaalis te fayuma n'est-ce pas am na mën naa la citer ay tur mais jaaru ko. non ba citer tur yow. man li ma xam ci gars yi daa xaw a sakkan de gars yi artistes yu bari dama leen a xamal lu bari tee ko toog ak moom. bëgguñu nga yàq émission bi. waaw. mbokk internet yi xam naa mooy analyse mais voilà c'est ça yaa ngi dégg te boo xoolee la plupart ñiy génn di taakle. ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen jàppale jiñax leen ndax ñu ci bari au début bu ñuy soog a ñëw xam la lañ lay wax si grand dimbali ma rek naa feeñ rek leneen lu ma am baax na soxlawu ma leneen booba xalaatuñ deuxième phase bi dañuy ñëw rek ni la grand daal jàppale ma rek ngir yàlla ba man naa feeñ rek boo leen nee waaw dañuy dëkkee di la woo suba ngoon guddi bëccëg parce que man damay produire ay histoire extraordinaire yoo xamante ni voix laay def day am ay éléments yu ci nekk di jouer et ainsi de suite soo leen nee waaw ñu ni acca suñ demee ba teg affaire bi cartonné commencé am buzz askan bi di ciy waxtaan ñu ñëw ni la nga ma waxoon nag. mais vrai que nit ki nag soo ko même boo ko jëlee di nga ni ko suñu amee dara ñu bokk wala dara wala lii. mais dañuy retourné waat ñëwaat ni la nga ma waxoon su fekkente ne yow da ngaa waxante woon ak ñoom ni leen suñ ci amee temps dinaa la jox temps loolu tamit
même boo ko respecté wul ak lu mu mën a demee ki ngay jàppale woon yëkkati ko ba mu jóg ci kaw ba nit ñi xam ko mu nekk un artiste boo xam fu mu romb ñu daw topp ko moo lay njëkk a weer. kon donc ñi nga xam ne ñoom ñooy promoteurs yi rek waaye ku ngeen ciy toogalati di wax ak moom wax leen ko lu ngeen mën man loolu laa jàpp su fekkente ni nit ki wax nga ko li nga xamante ni mooy li nga mën su paree nga yëkkati xaalisam jox ko waaye tamit bu la ci bëggalee ak fuqalee duggee ba nga def ci naka su dul noonu nit ki mën na la weer te ci jamonoy weerante lañ toll rek waaye ñiy weere nañuy waxtaan avant ñuy weer waaye tamit ñiy amle nañuy teel a joxe balaa nit ki di leen weer. macha allah muy lu am solo analyse pertinente Fall Damel xaalis nag moo demee noonu moom lu mu dugg rek yàq ko ñu gis ni yéen animateurs yi nga xam ni yéen a nekk ci réseaux sociaux yi moo xam seen YouTube bi moo xam site yi comme site bu mel ni Thiès Info par exemple ban avenir la ndax xalaat nga avenir bu am solo boo xam ne animateurs yi dañ ko war a mën a am ci liggéey bi rawatina réseaux sociaux yi nga xam ni ci ngeen ne bu baax mën nañ cee am lu bari xam nga nit ki Malick looy nekk da nga koy gëm dégg nga yàlla suñu borom subhaanahu wa taala sax buñ ko gëmutoon duñu doon ay jullit mun a doon jullit te gëmoo yàlla mun a doon jullit te gëmoo yonent bi yaa ngi dégg pour nga àgg fenn fi il faut nga gëm li ngay def pour réussir ci avenir dañ koy liggéey à bas âge ni nga koy liggéey à bas âge mooy li nga nekk nga gëm ko un animateur la amuruma ci mën a te si mën naa ci am oto mën naa ci am kër mën naa ci dimbali ku ne te dès maintenant nii may wax ak yow nii maa ngi ciy am loo xamante ni la ma nekkoon di ko def avant may nekk un animateur aw ma ko woon maa ngi ci am loo xamante ni li ma ci am di faj di ci soxla yi ma siy faj ak yi ma ciy def avant may nekk un animateur aw ma ko woon kon donc boo ko gëmee mën a doon tu peux gagner beaucoup de choses mën nga ci gagner xaalis mën nga ci gagner lu ne te it li ci gën a neex te gën ci am solo mooy nit ñi ngay am soo nekkee un animateur nit ñi ngay am loolu nga ci njëkk a gagner comprendre kon nekk na mbir moo xamante ne également kon bu kenn ni awma ci avenir bu kenn ni doxuma ci bu kenn ni awma ci lii wala laa donc ku ci nekk ci ñun mën na ci gagner lu ne kon donc muy un animateur muy journaliste muy leneen ak leneen métier bi soo ko gëmee mu fay la soo ko gëmee mu def ci yow c'est ça. loo gëmul doo ko fekkee te itam boo ci amul gëm-gëm jàpp naa ni fa nga bëgg a yegg doo fa yegg kon gëm-gëm moo am solo Fall nga ñëw tuuti nettali ñu benn anecdote boo xam ne dund nga ko moo xam daanaka ci ñi nga xam ne xam nañ la ci internet bi di la topp saa su nekk anecdote bi nan nga ko mën a nettalee ak yan rapport nga am ak ñooñu. waaw anecdote bi ni ma la ko mën a waxee mooy métier mi comme li ma la wax rek gëm-gëm bi ma la waxoon sànq bi ma ciy dugg yaakaaruma ci woon dara comprendre nga amour bi bëggoon bi ak bëgg na siiw nag demoon nañ ba Gosaas ñi may wooyee bëgg a siiw waaw Gosaas dem nañ ba may wooyee bëgg a siiw fu ma tudd ñoo ama Tafa Mbaay maam am géwal comprendre nga te man sama famille kenn du ci géwal man rek maa ci mel nii maa ciy waxee nii man la ci yàlla dimbalee lii comprendre nga kon donc lii ma ci def nii ak fii ma ci toll nii gëm-gëm bi moom moo tax dem naa ci ba revue de presse bi may def te ñëpp gënu ma cee xam ndax la plupart ñi may deewlu revue de presse bi lañ gën a xam ci man revue de presse bi may def damay dem ba ci fin bi day am partie boo xamante ne partie café gi laa ko tuddee. xam naa dinañ ci ñëw mais par exemple anecdote bi ndax par exemple métier bi ak internet bi tout ça amul benn anecdote. si surprise la defal la benn. bu baax. yan rapport bu baax ñi may xam c'est-à-dire ñi nga xamante ne ñoo ma ciy surprise ma ci kii fi ñu ma xamee laa la doon wax dafay am ñu déglu sama revue de presse woo ma teral ma yëkkati xaalis bu bari jox ma. yan rapport ngeen am. ñooñu dama laa neex danga maa neex sa voix daf maa neex jox ma sa numéro ma wax sama numéro ñu jël numéro bi bind ko wala ma bind sama numéro ci commentaire bi ñu tee ko loolu moo ñu xamale des fois nga dox benn xale bu jigéen dogaale la jéem a am nu mu waxee ak yow ndax dégg gis na la seetaan na la am na nu muy kii mais bu boobaa yaay am sa fulla ak sa fayda xam li nga bëgg. mais nag boobu moom cas bu garaaw la boobu moom cas de contamination bu doy waar la Fall Damel ñu gis ni ci Thiès Info da nga ciy def rubrique bu am solo muy émission café gi 17h bu jotee rek teg nga say kaas
Gossas vraiment di xaar sa invité muy émission boo xam ne macha allah émission bu ñuy suivre la ci internet baatu simmileexu bi ngay utiliser simmileexu lan lay signifier. waaw naan ba si mu leex ay ca kon noonu rek laay joxe li nga xamante ni moo di kaasu café yi Aïcha Ndom ma jox la sa kaasu café nga naan ba si mu leex Aboubacar Dabo Mor Sarr Ndiaye également Mamour Fall ak képp koo xamante ni yaa ngi ñuy teewlu mbokk yi jël leen seen kaasu café yi ñu daal di koy góox fa seen naan ba si mu leexu café ba yoro géej gi ak njool borom ba salaam neex la def ba romb neex c'est-à-dire émission boobu noonu ci revue de presse bi la jógee parce que chaque après revue de presse dafa am partie boo xamante ni dañ koy waxtaanee. d'accord comme genre tës léegi partie boobu ñuy waxtaan la nit ñi dem nag ba bëgg ko. nag partie bi may wax ci revue de presse bi partie boobu noonu moo neex nit ñi muy café gi ma dem nag ba ni lii pourquoi pas ma valoriser ko jox ko akam ak yelleefam parce que man daa am lu ma bokk ak café après naa ko expliquer ci yeneen i jotaay mais maa café moom daa am lu ñu bokk lool sama waaw léegi nag li tax ma naan ba si mu leexu mooy naan ba yëg ni naan nga si mu leexu ba doyal sëkkam si mu leexu mooy naan ba yëg ni naan nga léegi nag ñooñu noonu nga xamante ni ñoo doon commenter sama revue de presse ñooñu laa fexe bañ am sama numéro WhatsApp ñu bokk ubbi leen benn groupe bu ñu tuddee café gi léegi nag si biir groupe boobu noonu la ñuy dajaloo ñun ñëpp di naan suñu café ba si mu leexu su ma defee émission café gi envoyé leen lien bi ñu seetaan ñoom ñooy lu ci ëpp ñoom ñooy dugg woote ñooy jàpp ci liggéey bi ñooy partagé ñooy commenté daanaka lu ci bari tey ji fu ma toll daanaka ñoom joué nañ ci rôle bu am solo. macha allah lu am solo ñu jeexale nag ak benn message boo xam ni dañoo bëgg nga lancer ko suñu mbokk commentateurs yi nga xam ni saa su nekk boo defee benn sotti rek ñi ngi ci suuf di commenter ñu ci bari nag dañuy demee ak seen xolu dënn ñeneen ñi ni ñu comprendre des sujets yi ngay wax ak fi ngay aborder la ñuy wax c'est très normal parce que internet itam dundin woowu la amee lan ngay wax ñooñu di les critiquer souvent ci internet. waaw li ma leen di wax daal mooy nañu nàmmaat seeni pilim wala seeni clavier te xam ni dinañ gën a bind. waaw parce que comme ni ma ko waxee rek mbubb la moo xamante ni dañ koy sol te bu ñu soloo mbubb mi ba téye micro bi ki ñu jàkkaar loolu dañuy jàpp ni kooku mooy suñu cible te sa cible waroo koo diir mu mooy nit ki boo diiree nag li nga diir da nga koo war a jam comprendre nga suñu cible nag bu ñu jàkkaarloo moom dañu fexe ba wax loo ko ak ku mën a doon nag dinañ fexe ba wax loola amul question tabou question boo xam dañ naan duñ ko posé lu yell loo xamante ni amul saaga loo xamante ni amul naka su dul noonu dinañ ko posé yaa ngi dégg parce que loolu mooy suñu rôle ay animateur lañ ñiy commentaire nag jaajëfalaat naa leen kontaan naa ci yéen doolee jën ndox la waaye sama doole yéen la chaque jour saaga leen bu leen neexee chaque jour wax leen lu leen neex parce que bu ma waxutoon du ngeen wax loolu te it jéen a ngi jël lu mu deedee seen temps ci clavier bi di saaga ainsi de suite ak di bind di wax lu leen neex naan kii fi misala ak saytaana la ainsi de suite c'est parce que dama réussir sama rôle dama réussir li nga xamante ni moom mooy li ma bëggoon kon donc dama leen di sant yéen gërëm leen jox leen seen wàccuwaay meroo ma kenn baal naa ñëpp àq na ma ñëpp baal àq te it di leen xamal ni namaat leen plume te xam ni bu subaa di ngeen bindaat. d'accord borom Gossas Fall Damel Fall nag Damel moom buñ ko sentiré rek Kajoor la ñuy jox dama xamul nag lu la boole Sine ak Gossas ak Kajoor entre autres histoire la du ñàkk suñu yeneen jotaay nga ñëw ci sa kàddu gu mujj suñu mbokk internet yi seetaan. voilà merci beaucoup Fall Damel surtout Bour Sine la bàyyi Serigne Saliou noonu laa koy faral di waxee ndax Bour Sine ku mëndoo feen Diouf moo jur Ibrahima Diouf moo jur Kodou Diouf moo jur Mati Thiaw moo jur sama yaay Kodou Ñing kon donc surtout Bour Sine laa Damel bi aussi Thiès laa nekk Fall laa sant te nee nañ ndaanaan yi yëpp ay dammel lañu moo tax ma jël def Fall Damel mu nekk tur boo xamante ni mën naa ni Thiès Info la tur boobu soqi ko bi may nekk Gossas Dijje Gumaalu lañ ma doon wax ndax turu xale la bi ma nekkee Pire Gumaalu lañ ma doon woowee ma dem Gossas yëkkati loolu ma ñëw fii nag appellation bi wax bi jafe moo tax ñu fexe ba jël Fall bi indi dammel gi teg ko mu nekk lu ànd nekk benn foofu la jógee voilà di sant tey gërëm képp koo xamante ni yaa ngi ñuy teewlu mention spéciale à Sey Latir Oumar Sey Latir sama professeur la sama papa la sama lépp bëggul sax ma koy gërëm ndax xam naa ne buy jóg di ma mere mais mënul ñàkk maa ngi koy sant di sant soxnaam di sant képp koo xamante ni yaa nga ca kër ga di sant waa Gossas gi yëpp di sant nag sama mag bu baax Mamour Fall depuis sama papa ak sama yaay dem bàyyi ma ak moom jooy
jooyu ma papa jooyu ma yaay Ndeye Fall maa ngi koy sant moom it sama mag la bu baax sant soxna Kiné sant képp koo xamante nii rek yaa ngi may bàyyi xel bokk ci famille bi suñu taaw Cheikh Fall maam Cheikh Ibrahima Fall Sala Assou Sagar ñoom ñëpp bégg naa leen ba ci Taala Fall sama famille daal sama deretu bopp bégg naa leen sama téer Fall Ndaw couture bégg naa ko bu baax a baax béggee Fay couture Fay création moo ma ñawal lii béggee képp koo xamante ni yaa ngi ñuy teewlu groupe café gi sama tante Ngaru bàyyiwuma kenn képp koo xam ne yaa ngi ñuy teewlu moo xam Thiès Gossas Fatick Kaffrine le greffier au niveau du tribunal de Kaolack Ndangaan maître Kouyaté en même temps président du conseil départemental de Gossas maa ngi koy béggee di béggee le maire de la commune de Gossas Adama Diallo béggee naa ñëpp madame Diouf béggee naa ñëpp surtout nag yéen ñi may liggéeyandoon parce que benn lam du yëngu Fall Damel fu mu àgg ak fu mu yëgsi Daba la yow la Benga la bàcc la waruma woon lim sax junior la Jean la Jabel la Fatou la Naaro la équipe bi yëpp la ba ci rama mi mujj a ñëw kon yéen ba ci Ngone Maar aada bàcc awma seen fay. macha allah personnel bi dañuy samay waay dañuy samay waay vraiment ku ci nekk ci ñoom chaque jour ma doon des conseils defal lii boo defee lii dina andi fii dina la andi fii dina la andi fii des fois ma def émission sax ñëw ñu ne ma war a woon defee nii nga war a defee kon mention spéciale à toute l'équipe de Thiès Info plus particulièrement au DG Sey Latir merci beaucoup. jërëjëf Fall Damel ci tënk bu am solo boobu nga tënk borom revue de presse yi borom café gi entre autres macha allah amoon mbégte bu baax a baax doon leen dalal fii nag ci fi nga xam ne fi leen la fekk dafa ak yow émission muy émission bu am solo boo xam ni suñu mbokk internet yi dinañ ko xaar ci kanam tuuti gëstu ko xam la nga xam ne moom lañ ci waxtaan yëpp ñu ngi lay jaajëfal Malick Sarr Gueye nekkoon ci kàddu gi àndoon ak Pape Diabel Wade mun doon gunge ci image yi ñu ngi leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen invité yeneen sujet fii ci Thiès Info jërë ngeen jëf.